ñeenti waxtu ak genn wàll ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaar yi wolof yi ci yaatal ngeen ci yànd ak Makumba Bey ñoo lànk section ba ca Géejawaay ñoom nag gannaaw marche bi ñu aaye woon ni léegi dinañu porter plainte Senelec fas yéene itam soppi doxin ay caravane yu ñuy fekkee nit ñi wax ak ñoom loolee la ñu fas yéene sumb Ousmane Sonko moom daanaka tàmbali na ci nde seeti woon nañ ko mu ni nag dina ci ànd ak ñoom ci xeex bi di woo sénégalais yi ñoom itam ñu bokk ci. tey jii la SDE di jox lenge yi ñii di joxe lenge yi Suez war a tàmbali àllarba yor ndoxum réew mi li ci fare ci dëkk yu mag yi njëgu ndox mi nag moom day yokk gannaaw courant bi. Guinée Bissau Domingo Simoes Pereira mi jiitu woon nag ci premier tour bi félicité na Omar Sissoko Embaló guleet ci réew ma ñaari président yu ñu fal di fa jokkalante ay lenge. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram Sadio Mané ak Mohamed Salah. Jürgen Klopp gannaaw ba mu waxee woon ni Van Dijk mooy ki war a gagné Ballon d'Or bi la yoon nee na mënut a teqale ñaari africain yi des na ci ànd ci biir xibaar yi ak Youssouf Bodian chronique rétro bitim réew jàngatu Seydou Nourou Ba li ci yéenekaay yi la ñuy tëjee. tàmbaleeg lakk goo xam ni tey ci suba la am ca intendance ba nga xam ni armée bi am na ko ca diwaanu Bargny magasin la boo xamante ne nii ay yére lañ fay yóbbu moom moo lakk ñu ne nag bëri na lu fa yàqu waaye fi mu ne nii kenn mënagu koo xayma jokkoon nañ ci sànq ak waa DIRPA sapeur pompier yi nag ñoom ñoo mujj lijjanti ba fay lakk gi ci suba cuuy ay boor yi 6 heures du matin. Ousmane Sonko waa collectif ñoo lànk seeti woon nañ ko moom jiitu Pastef nag mu ni fas na ànd ak ñoom gunge leen ci xeex bi ñuy xeex ngir gouvernement bi dellu gannaaw ci courant bi mu yokku te itam nag mu woowaale waa réew mi lu ñëw rek ñu jàpp ni dogalu yàlla la toog seete ko noonu fas yéene nag léeg-léeg bu ko matee ñu jëflante bu baax a baax nde dina bokk ci li nga xam ne mooy maye ndam léeg-léeg ci xeex yu ni mel Kumba Sanjaan Fay. gannaaw lu ëpp benn waxtu ñu tëju ko benn Taleb Sow ak ki ñoñom dañu ñëw wut si njàppalu parti politique bii di Pastef ngir wàññiloo président Sall ci dogalam yokkup njëgu courant gi. ay membre Pastef yu bëri nag dañuy ñëw ci manifestation yi daanaka sax suñuy jàppaay suñuy élément nga Pastef daf ciy bokk donc jàpp nañ ne Pastef déjà moo ngi ci biir waaye tamit dañ dem yeesalaat suñu taxawaay ngir fas yéene partagé suñuy xalaat ngir manifestation yi di waaj a ñëw. loxob ñoo lànk ñoo bañ boobee ñu tàllal leader Pastef nangu ko moom mu nekkoon candidat ci jongante njiitub réew yi ñu wees di wane àndam ngir gunge leen ci xeex gu ñu ne Ousmane Sonko. bis ni ki tey bu soobee yàlla lépp lu ñu doon def dinañ ko ful dinañ ci gën a jàpp dinañu mobiliser suñuy nit au delà de Pastef képp kuy suñu sympathisant rek wala képp kuy citoyen boo xam ne même soo àndul ak ñun Sénégal ñor na la war ngaa mën a jàpp ni lii du combat wu Massamba wala Mademba ñu mobiliser wu nguuru Macky Sall dellu gannaaw. bu dee ne sax ku jub président Sall gis na ne tekk-tekkaarup lu ëpp ci Sénégal yi ci xeex gi ñuy sumb ngir ñëpp léeg-léeg mu dem sax ba di leen di xaw a tayalloo wante partem dafa mës a dugal yoxoom ci bépp xeex. te léeg-léeg mu mel ni lu bëri ci askan wi dañ koo yëgalul seen yaram ndax boo wootee boo moytu ñi fay ñëw du bëri ci loo xam ne rek ñëpp la lor ndax courant bi bu yokkul pour professeur Malick Ndiaye dong wala pour Zoumarou dong wala pour Guèye dong waaye defe naa Sénégal yëpp a koy yëg léeg-léeg su demee noonu nag mun nga dem ba xaw a am loo yëg mu andi découragement di leen féddali suñu participation ci lépp lu ñuy def Pastef en tant que parti politique question yi mel nii mënuñu see ñàkk participer moo tax bi ñu commencé ba léegi collectif yi ñu mës a def yëpp mësuñu see génne suñu loxo. ñëw pour ñoo lànk ñoo bañ ci siège parti Pastef bokk ci nemmeeku gi ñuy amal ci lenn ci askanu politique waaye it ñi fare ci société civile gi. ña fare ca Géejawaay ajjuma jee la ñu bëggoon marche waaye dañoo tardé woon ba ñuy déposé looloo taxoon nag ñu ni fi ne nii sax li ñu bëgg mooy soppi doxalin di fekki nit ñi fa ñu toog sol ci seen bopp li nga xam ni moom mooy li xew dëgg-dëgg waxtaan ak ñoom ba ñoom itam ñu soppi toogaay waaye nee na ñu itam dinañ porter plainte Senelec Salif Sow. fii ci gox bi ñoo lànk ñoo bañ ginnaaw ajuma bi weesu ba seen bëbët matut nee ñu dañuy soppi ni ñuy xeexee. ñu boole suñuy force pour mën a continuer xeex boobu décentraliser ko fii ci banlieue bi. am na lu bari loo xamante ni programmé nañ ko nee ñu ajuma bii di ñëw Mourtala Seck ci ñoom la bokk moo ñu koy wax. ci ay journée de sensibilisation ak caravane yoo xamante ni waajal nañ ko ajuma ji di ñëw di ñetti fan ci janvier fii ci Pikine ak Géejawaay ndaw yi war koo def wàcc ci koñ yi ànd ak jigéen ñi ànd ak tailleur yi ànd ak mécaniciens yi ànd ak commerçant yi ànd ak étudiants yi ànd ak képp koo xamante ni tey yokku courant bi laal na la te yaakaar naa ne kuy sénégalais yokku courant bi laal na sa gafa. ngir njëgu courant bi wàcc dellu fa mu nekkoon xeex bi amul lu mu leen jaralul la ñu wax ñoom xale yi lii
tegaat nañ ci ne seeni camarades yi nga xamante ni da leen teg yoxo mooy Guy Marius Sagna ak ñeneen ña nee ñu bëgg nañu ñu bàyyi la ñu dem dafay 31 décembre ak seeni waa kër. Cheikh Oumar Camara. man damay ñaan nañ bàyyi gaa yooyu ñu génn ñibbi seeni kër. ñoo lànk ñoo bañ banlieue wax na tamit ci li nga xamante ni mooy tekki tekkaaru imaamu Géejawaay dañ koo nakarlu bu baax a baax ndaxte nee ñu bu ñu fàttalikoo 2011 jamonoy coowal courant bi imaam Youssoufa Sarr ak ñeneen ña ñoo nga woon ca kanam ca xeex ba lii nii tamit ñu ngi leen ciy xaar la ñu wax ñoom waa collectif bi Salif Sow Géejawaay ngir rajo Futur Média. ñu wax ba tey ci wàllu coow yi askan wi ak syndicat bi nga xam ne nag moom moo ëmb wàllu liggéeykatu santé ñoom nag nee nañu daal fi mu ne nii ñàkk a woolu gi leen ministre bi ñàkk a woolu ba boobee ba léegi ba keroog mu naan ci rajo bi saa yu leen neexee lañ ñëw nee nañ nag loolu yabaate la moom mi nga xam ne mooy ministre bi yor na seen numéro te kenn ku ci nekk bu la bëggee jot xam na muy def ba jot la te duñ toog di jàpp rek ni loolee mu wax ci rajo ba ci ñoom la ko jëmee. jataay bi nag munta ñàkk ñu ni Cheikh Seck la ci Alaaji Njogu Jeen jokkool. système bi ci boppam mi ngi nekk ci bugg a yàqu ñun dañu yor ay levier dama la tey jii boo buggee opérer ci salle opératoire mënoo pas opérer bu dee benn chirurgien la te amul équipe bi dafa am ay anesthésiste dafa am ay instrumentiste mais ñooñu ban seen ñan lan bokk ñun lan bokk boo demee tey jii clinicien buy def consultation pour mu consulter il faut que mu jëli dossier kan mooy jëli dossier il faut que mu bind ay examen paraclinique muy rajo wala muy labo kan moo nekk ci labo yi suñuy militant ñoo fa nekk kan moo nekk ci rajo ñoo fa nekk donc bu ñu buggul sax même benn médecin consulter du consulter loolu ñun xam nañ ci ban liggéey la ñu def comme nañ ñun tekkiwuñ dara dinañ leen wan li ñu tekki ñun te bu subaa ñoom dinañ xam ñun ñooy ñan. dégg nañ ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr mu wax ne ubbeeku na ngir waxtaan ak yéen ngir ay saafara si seen tawet kan moo fi jar dem grève. dama ne affaire du wax ay wax ñun weesu nañ ay wax. koo xam ni depuis 2 janvier nga déposé woon préavis de grève bind ko ñetti courrier non seulement tontu wu la faale wu la te bu la faale wu mi ngi woo ay ñoo xam ni ñu ngi retraité depuis presque 5 ans ou 6 ans ba bu ko wax ni ñu ñuy yeewu 5 heures du matin di nekk ci maladie mu ne ñooñu mooy wax suñu tur mais kooku weesuwul yabaate Abdoulaye Diouf Sarr yor na sama numéro téléphone yor na numéro téléphone Arona yor na numéro téléphone Farba yor na téléphone ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci cadre ne leen woo téléphone dafa soxla naan dinaa soxlawul la mu soxla démb def na ko donc soxlawul muy nekk di wax naa dinaa leen recevoir ñun dañuy ay xale ba ñuy wax dinaa ñu recevoir daf ñu war a recevoir obligation la bu sax lu ñuy ñaan c'est une obligation parce que mooy suñu ministère de tutelle et il a l'obligation de nous recevoir en tant qu'organisation syndicale ñu toog waxtaan ci problème secteur bi. Cheikh Seck ak Alaaji Njogu Jeen wéeg yéen ci biir xibaar yi courant bi lañ doon jooy ndox mi dina yokku tey jii la ñu war a jokkalante kon lenge yi diggante waa Suez ak waa SDE nag war a dandu diirub bi mu ko yoreek léegi war koo jox Suez mu tàmbali nag le 2 janvier le premier sax donte férié la mu doon nag bis bi nga xamante ne nii ci lay jël ndox mi nga xam ni moo nekkul ci dëkki kaw yi Georges Dethié Diop. xel yi mën nañoo dal ak Suez ndox mi du gën a cher tarif yi kenn du leen yokk loole la ñu kenn kii jege lool dossier contrat d'affermage bi dénk lu jëm nag ci ab wàññ laata mu am nguur gi faw mu def ab étude tarifaire ak Suez ab facturation bu bees danañ ko valider waaye laata loolu dañ ko eggee kuréel yi xeexal way jëfandikoo bi ci wàllu boppam sax ñu dénk ñu ne dana nekk ci digg ga gestion wu ndox mi ay clause yu bëri dugal nañ ko ci contrat bi exploitant bu bees bi ci ay relation ak clientèle bi da leen war gën a jege war itam di tontu ci lu gaaw loolee tax sax ba ab logiciel danañ ko fi tegandi ngir way jëfandikoo yi di mën di jokkalante ci lu gaaw ak Eau du Sénégal société bu bees bi nga xamante ne moo fi remplacer SDE moom nag prévoir na li ñu duppee ab réseau intelligent réseau bi dañ koy xel di gérer ci lu sori sax même buñ fa nekkul ngir maintenance bi gaaw def itam ba li ñuy ñàkk ci ndox wàññeeku bu baax lu jëm ci impact environnemental bàyyi nañ ko bu baax xel loole nag li ko waral moo di dañoo bëgg ndox mi doon ndox mu gën a sell ak contrat bi exploitant bu bees bi dana gën di dugal loxoom ci investissement yi waaye loolu nguur gi moo koy yor ba léegi Suez dana taxawal ab l'école ab centre de recherche et d'innovation technologique jëm ci wàllu métier wu ndox mi centre boobee ñu jégleel ko personnel bi waaye ñu ne dafay war di gën di ubbeeku ci yeneen réewu Afrique yi signature contrat bi dañ ko def ci teewaayu directrice générale bu Eau du Sénégal maanaam ki fi toogal Suez di Jeanne Yarnal moom ab ingénieur la muy door carrière professionnelle am bi mu duggee ci la Lyonnaise des Eaux ci atub 1989 jiite na LIEC di ab filiale bu Suez ci Maroc Jeanne Yarnal ba weerug mars moo nekkoon directrice régionale bu Eau en Occitanie toogal fa Suez.
orientation bachelier yu bees yi ak fonds de solidarité sociale mooy poñ yi nga xam ni ñoo ëpp doole ci ñu doon waxtaane tey jii ci ndajem coordonnateur u SAEMS yi secrétariat national bi bëgg na ko ñu auditer campusen xoolaat nag rëq-rëq yi ci nekk te fexe ba wattandiku ko ci yeneen i yoon ka ñu ànd ci ak Salimata Aw beneen jotaay lay doon ñeent fukki minute moo tegu ci ñeenti waxtu ci rajo Futur Média ak RFM kumpa jeex na. suba 31 décembre ci la nag permis yu màggat yi mooy permis basang yi di jeex yooyee permis nag bu ko yor ba le premier ca àllarba ja mbaa la ca topp dootoo yor permis bu baax dañ lay jàpp ndax dootut valable tax nag tey jii bi ñu demee ca boo maraîcher nga xamante ne nii li ëpp ci sofoor si daanaka foofee la ñuy sippeek yabe ñu bëggati ñu yokkalati leen waaye du mën a ne reportage ndonga ka ñu nekk ci garage bu maraîcher bu Pikine ci barab bi di renouveler li di permis de conduire yi mu mel ni ñenn ñi jot a dégg seen tur te daal di dugg nag xaar bu yàgg bi moo di li leen sonal. en tout cas métti na moom vraiment parce que depuis keroog vendredi lañ fi ñëw fi lañ yendu bind nañ quoi bon tey nag lañ ñu convoqué woon pour ñu déposer. maa ngi fi numéro 180 la nekkoon quoi xam naa ni war nañ nekk ci 100 yi defe naa. ca ginnaaw ñu jotagul dégg seen tur toog nag di xaar rang bu gudd bi na muy avancé benn par benn. benn fan daal dee des ngir renouvellement wu permis yi daal dee jeex ñu ci bëri daal dee am njàqare la leen jaaxal moo di xamuñu ndax daañu jàll tey am déet. parce que depuis vendredi lañ fi ñëwoon boobu ba léegi ñoo ngi fi demaguñu kenn woowaguñu pour ñu war a dugg déposer suñuy kayit liste yi mat nañu 400 personnes. parce que ku fi nekk vendredi 4 heures du matin jusqu'à nos jours munoo am permis munoo nekk ci rang bi. am ñu ci jàpp sax ni appal gi ñu leen may ba ëllëg ci 31 bi war nañ koo mën a randalaat. prolongement bi moom bu mu boo bëggee dégg-dëgg rek gars yi respecté wuñu ko woon di ñëw normal mais bi ñu waxee ne dañ koy arrêté nit ñi dañu ñëwandoo en masse waaw non du fi xaj fii ak suba moom au moins moom ñu jéem ko yokkaat def 2 mois ci kanam. mais bu ñu nee jeex na il faut nga joxe 20 000 francs te 20 000 francs yooyu dëgg ku amul li ngay yóbbu sa kër yaakaar naa ne 20 000 francs yi ngay joxe fii pour permis rek changement rek métti na bu ñu makki mënoon dimbale si loolu ñu yokkaat date bi. moonte ni date d'expiration bi njëkk nañ ko war a ndal ndax 3 septembre gii nu weesu moom la ñu njëkkoon a jàpp ngir dakkal mbindu mu yees mi ci permis de conduire yi ndonga ka Pikine RFM. gannaaw bi lees ci jokkoo fii ak directeur des transports routiers mu ni 320 000 permis fi mu ne nii yeesalaat nañ ko muy ñetti téeméeri junni ak ñaar fukk loolee nag mu xamle nag ni war naa kon dolleeku bu baax a baax rawatina ci région bu Ndakaaru donte am na solo 320 000 yi Ndakaaru la ci totalu 562 000 ci biir réew mi ci biir 320 000 ci biir 320 000 mooy li ñu renouvelé nag ci 562 000 yi ci biir Ndakaaru doon loo xam ne nag bëri na lool ñu déglu ko ay leeralam moom Cheikh Oumar Gueye ci jokkoom ak El Hadj Ndiogou Diène. 1er janvier bu jotee képp ki nga xam ne bëgg nga dawal sa oto te nga yor permis ba nga xam ne fii la ko joxe ci Dakar muy permis bu xonq bi format papier bi obligation lay doon pour nga dem changer que laata ngay war sa oto boo waree sa oto te changer woo sa permis li nga wax ci dawal sans permis wala dawal ak permis ba nga xam ne dafa périmé loolu dina tegu sa kaw léegi dañu wax ni changement bi dafay continuer at yëpp day continuer waaye 1er janvier ba 31 janvier si même condition yi la ñuy changé dara du changé boo ñëwee indi papier yi la laaj yëpp ñu changé la bu 1er février jotee nag 2020 conditions yi day changé boobaa duñuy appliquer la vérité des prix ñu dañuy jàll donc dem ci 20 000 francs pour ñu changé la sa permis de conduire boo koy xayma nag si Dakar fu ñu toll tey Dakar ñu ngi am 562 000 permis yi nga xam ne fii la leen délivré à Dakar théoriquement si biir fii 562 000 yooyu am ñi nga xam ne faatu nañu kenn génnewu leen ci base bi parce que seen ay mbokk ñëwul déclaré leen pour ñu dinde leen ci base bi ñu ràññee leen ci base bi am na ñi nga xam ni tukki nañu te ñooñu tukki daanaka mooy xool mat nañu lu tolloog 20% ci ñu am permis mooy suñu mbokk Modou moo ñu rek expatrié yëpp en tout cas ñu nekk bitim réew ñëpp di war a changer seen permis ñooñu tamit da nga leen di génnee ci 562 yooyu ci biir 562 yooyu nag effectivement ñu ngi changé 320 000 permis tey boo koy gam-gamle ak ñi nga xam ne tey ñoo yore seen oto di dawal moom la ñuy wax les permis actifs jàpp nañ ñu 88,6% ñooñu tey si ñuy dawal oto laa wax tey changé nañ seen permis
groupe Futur Média di xamal ay clientam ak ay auditeur am ak ñu koy seetaan ñëpp ci rajo beeg télé bi ni bàyyi na jaay xeesal maanaam bàyyi na publicité gi ginnaaw bi ko CNRA aye muy xam le ni nag li ko ci xiir mooy dëppoo ak yoon dale ko ci bis tey bi di altine ji fanweeri fan ci weeru décembre. tàggat yaram Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Makumba. ñu di ko tàmbalee ak li di kaddu yi nga xamante ni Jürgen Klopp yëkkati na ko moom mooy entraîneur bu Liverpool di club bu Sadio Mané dañ ko laaj kon diggante Sadio Mané ak Mohamed Salah kan moo mérité nekk joueur bi gën a ràññeeku ci Afrique ci atum 2019 te ñu war ko am xam le 7 janvier moom Klopp kon nee na ñaan yi ñëpp mën nañ ko nekk te moom kon mënul tànn diggante ñaari joueurs yooyu lee ñu fàttali nag ci wàllum statistique ren Sadio Mané daanaka mooy joueur bi gën a fës foofule ci Liverpool ndax moom dafa impliqué ci lu fanweeri but yoo xamante ne Liverpool am na ko dugal ci ñaari fukk ak ñeent ci atum 2019 maanaam année civile bi joxe 6 passes décisives ci at mi ci wàllum Premier League saison bi moom fukki but la dugal Sadio Mané kon ci Premier League boobule kon Jürgen Klopp bi yoon kon wuute na lool ak Ballon d'Or européen bi ndax boobu waxoon na tànneefam biñ ko laajee kan moo mérité dafa waxoon ni Virgil van Dijk la donte sax Sadio Mané doon na xëccoo ak moom la tànnoon waaye maandu na ci diggante Salah ak kii di Sadio Mané ñu fàttali ni le 7 janvier ca Égypte la ñuy xam kan mooy doon kon joueur bi gën a xarañ ci Afrique atum 2019 ñëwaat Sénégal waxtaanee kon ñeenteelu bëccëg Ligue 2 bi ñu koy wëyal tey ci ngoon ak match bi war a am fële ca Mbour diggante Demba Diop FC ak Amitié FC match bi kon war a am fële ca stade Caroline Faye Ligue mi moom dëmb la ñu jeexal ñoom seen 4e journée ñu jàpp si kon ndam bu njëkk bi Jaraaf am ci saison bi daan Casa Sport Teungueth FC moom it def ay jéego ndax mu ngi ci bopp classement bi ànd ceeg Douane jàngat kon ñeenteelu bëccëg boobu ñu ànd ceeg kenn sunu kon consultant di Tassirou Diallo ci jokkoom ak Malal Junior Diagne. ñu ngi ñeenteeli journée bi Teungueth moom moo jiitu fi mu nekk nii ci ginnaawam am na équipe bu Douane mais kenn mënagul wax ne championnat bi kii ak kii moom moo ko gagné parce que soo xoolee ñaari équipe yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam am na ñeneen ñoo xam ne aussi ñu ngi seen ginnaaw ku mel ni AS Pikine Diambar Dakar Sacré-Cœur ak Ndiambour bu Louga mais leneen li ñu ci mënti wax moom mooy que ne actuellement attaquant yu bari ñi ngi feeñ parce que pour nga gagner aussi il faut nga am ay attaquant lu tax mooy pour nga gagner il faut nga am ay dugalkatu bi am na ay dugalkatu bii ci équipe yooyu nañu bàyyiwaat ba ci kanam ak kanam pour ñu mën a wax kan moom mooy gagner championnat mais fi mu nekk ni championnat bi relancé wu na Teungueth mi ngi ci kanam ak fukki point Douane ngi ci topp ak yeneen fukki point mais ñeneen ñi aussi ñu ngi ñëw ci ginnaaw di ñëw mais wax ne kii moom mooy gagner championnat bi teel na pour ñu wax ko équipe yi ñi ngi yore seeni ñi ngi labbali nañu bàyyi ñu xoolaat ba ci kanam tuuti ñi nga xam ne ñooy nekk ci ginnaaw ak ñi nga xam ne ñooy dem ci kanam bàyyi xel aussi que équipe bu Jaraaf de Dakar bi temps yi yëpp affaire yu doxuloon mais match bu démb bi wane na boppam gagné na waa Casa 2 bal ci 1 léegi ñun ñëpp nañ leen bàyyi xel que ne bon championnat bi daal ñeenti journée lañ ci defagum te si fi nga xamee ne bon ñaar fukki journée que juróom benn lay nekk donc dara leeragul daal. kooku di Tassirou Diallo doon jàngat ñeenteelu bëccëg Ligue 1 bu Sénégal basketball lañ koy jeexalee ak kii di Yatma Diaw mi nga xamante ni moom la ñu falaat mu nekk ci bopp kii équipe bi di AS Ville de Dakar nee na kon mbir bi tam mooy fexe ba équipe góor ñi mën a am taxawaay bu mel ni équipe jigéen ñi su ko defee jigéen ñi ñoom it Afrique ñu mën fa am taxawaay bu am solo ñu déglu Yatma Diaw ak Malal Junior Diagne. priorité yi mooy d'abord comme saison bi ñu génn yàlla dogal na que ñoo jël championnat bi jël coupe du Sénégal donc sur le plan local je pense que mooy maintenir performance boobu donc on va se battre pour mën a maintenir performance boobu au niveau local mais beneen ambition bi ñu am ci wàllu jigéen ñi mooy que ñu participer ci championnat d'Afrique des clubs je pense que waxtaan nañ seeg président fédération waxtaan nañ seeg suñu autorités yi tamit au niveau de la ville et que ñoom ñëpp ils sont prêts pour nous accompagner dans cette
cette aventure parce que man li ma gëm mooy que Sénégal fi mu toll ci basket au niveau africain c'est pas normal pas quand même pendant 10 ans suñu club yi duñu participer donc je pense que loolu ñu ngi daal jéem a góorgóorlu nu ñu relever défi boobu pour permettre suñu équipe bi mën a jouer ci championnat d'Afrique des clubs ci wàllu góor ñi tamit ren def nañ performance bu rafet mooy dem nañ playoff je pense que at mii tamit dinañ ko yokk ambition yi jéem a au moins jéem a bokk ci carré d'as bi au niveau du championnat ci wàllu góor ñi donc ñu ngi liggéey ak staff technique bi pour loolu et que incha allah je pense que saison bi bu ci yàlla jàppee daal am nañ yaakaar ni objectif yooyu bëgg dinañ ko war a mun a am. Yatma Diaw kon nekk président bu AS Ville de Dakar ñu fàttali ni bokk na ci coppite yi Ousmane Diallo mi nga xamante ni léegi mooy coach titulaire équipe AS Ville de Dakar ci jigéen ñi wuutu kon Moustapha Gaye mi nga xamante ne kon des na ci équipe bi nekk directeur technique bi nekk tamit directeur technique national Makumba. jërëjëf Youssouf ñu daal di dellu si ci rétro yi njàngat bi ci wàllu bitim réew la fa xew Seydou Nourou Ba. G5 Sahel ana lum fi njëriñ waaw ana lum fi njëriñ war nañoo am tiit ak njàqare te tamit indi fi ay laaj yu bare ci boobule kuréel boo xam ne li ko taxoon a jóg mooy fexe ba indi ay saafara ci ñàkkub kaaraange foofe ca Sahel liñ doon xaar ci moom mi di G5 Sahel mooy indi saafara boobee waaye gis nañu ne ba ñu ko sampee ba tey am na daanaka juróomi at attentat attaque rotal ay bakkan yu bari mu ngay wëy foofe ca Sahel Niger Burkina Faso Tchad Mali duñu wax ne li amul ba mu juddoo ba tey G5 Sahel boobee li ñu sax gën a nemmeeku mooy dugg ci ay bureau dugg ci ay hôtel dafa waxtaane yoo xam ne amul dara li muy faj ci dundu Sahel colloque yeeg déclaration yoo xam ne du jeex mukk waaye ba tey furas dal di xiddeen juróomi at tey G5 Sahel dem sax daanaka ba nekk client bu njëkk ci hôtel yu gën a baqane ak place yu gën a rafet fa ca Sahel ñu sax dem ba yaakaar ne ndax sax léegi nekkatul taalibe boo xam ne moo gën a mag buy wëy di talal loxom ñi di waa France ngir ñu leen di amal ay ndaje ñu mën ci am ay koppar waaye fan lay mujjee ay digg yoo xam ne kenn du ko respecté ba tey li metti ca Sahel di wëy di gën a metti faw ñu am courage di ko wax ba tey G5 Sahel njariñ amaguñu ko lu dul kay ni laar ak ñàkk xarañte bi nga xam ne foofee moom kenn mënu leen fa te daanaka ñi yëngu ci wàllu jàmm ak kaaraange gis nañu ni nu mel nañu nag xaar sommet bi nga xam ne mu ngay war a am ca Po ca réewum France ngir ñu xool ëllëgam ni muy demee waaye ba file moom G5 Sahel nañ ko wax rek te dee dara defuñu ko